asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi fa bokk na ci Louga ñu tuddati ko ci coow lu rëy a rëy muy benn xale toll ci fukki at ak lu topp moom moo ñàkk bakkanam laata muy faatu nag tout tànk boobu lee dénk na njabootam nekk ko doon jàngal alxuraan moom moo ko dóor am na ab l'enquête buñ ca ubbi pon ak njeexital yi muy am ci wér-gi-yaram LISTAB Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac li mu bëgg mooy ñu jëmmal ci nu mu gën a gaawee décret bi doxal loi numéro 2014 la ca topp it ñu ne faaw ñu bind fi ay texte yoo xamante ni képp ku bëgg a jaay pon di nga ko teg ci lu leer beneen loi bu ñu fi tegaloon juróomi at ci ginnaaw ngir xeex lii di ay sachet plastique ab lajj bu metti lañ ci nemmeeku mooy gis-gisu ministre bi ñu dénk environnement moom Abdou Karim Sall di ci dolli ni ak loi bu bees bile dinañ jooyanti ndax dina am ay daan yu ñu teg képp ku doxalul yoonam cheminot ya ca Thiès muy ñuy liggéey ci autorail di waajal benn doxub ñaxtu ci jàmm ñu dara dem ba palais présidentiel wax njiitu réew mi mu gën a dugal loxoom ci chemin de fer mu dooraat intersyndical bi nekkoon fële ca diwaanu Tambacounda wax jafe-jafe yi ñuy dund rawatina yi tere Dakar Bamako ferroviaire mu tegu ci raay bi. wàllum tàggat yaram football équipe nationale ñi amagul ñaar fukki at ñoom di amal seenub match bu njëkk tey jile ci coupe arabe nar a jàkkaarloog Émirats arabes unis ñoom gaynde yu ndaw yooyu la dañ leen a invité ci compétition boobee di am ci Arabie Saoudite waaye seenu coach di Youssoufa Dabo du ca teew moom mi jiite Teungueth FC mi jiitu jamono ji ci classement Ligue 1 bi loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi Louga jamono ji nag ab coow moo fa am benn tutànk toll ci fukki at ak lu topp moom moo faatu moom xale boobule laata muy génn àdduna li mu dénk njabootam nag ñu ne mooy ni ko doon jàngal alxuraan moom moo ko dóor yu méttee métti ñoom di njabootam ñu ngi ñaan yoon def liggéeyam ci wàllu woowule waaye ñu jàppandigum ci jamono ji xale bi néew bi boo ko yabal nañu ko fii ci Ndakaaru ngir autopsie xool ci yan anam la faatoo am na ab enquête buñ ca ubbi dinañ ci dellu si ci yeneen jotaayu xibaar ak suñu ndaw la ñu toogal foofee ca Louga di Thierno Fall métital yi ñuy métital tout tànk yi tamit rawatina jigéen ñi fële ca diwaanu Ndar Géej ñu ngi koy waxtaanee comité départemental bi ëmb ay jàngalekat yu jigéen ñoom nag ñoom ñoo ca xëy di ca wax ñu jaarale ko ci benn doxub tàggatu wax ci jafe-jafe boobule ñuy woo askan wi ñu gën a yeewu ci mbir moomule ñoom cellule bi ñu déglu ci Mariam Diagne moom moo jiite kon comité départemental enseignante pour la promotion de la scolarisation des filles ca Ndar ca micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. bu yàlla sàkk ñu dégg ay métital yu ñuy def ay jigéen ci fànn bu ne nag boo demee ci milieu rural bi zone rurale bi nga dem ci bureau yi foo dugg te métital bi ci gën a métti mooy wax yu ñaaw yi ni leen di wax ndax buñ nee métital jigéen du dóor rek du dóor ci kaw yaram déedéet. mais am na wax yoo xamante ni boo koy wax jigéen xolam dina tàng dina jeex te du am sañ-sañ pour tontu parce que da nga ko ëpp doole wala nga ëpp ko daraja wala nga ëpp ko mën-mën donc moo tax ñu ne ñun tamit nañu jóg xeex violence boobu dooree ko nag ci école yi. ñoom ñëpp dañu war a jàpp ji nan nañuy fexe ba kenn dootu méttal jigéen ci fépp fu mu nekk nag muy xale bi nekk ci école bi muy ko nekk ca kër ga muy ko nekk ci bureau ba di liggéey muy ko nekk ca marché ba di liggéey kenn warul méttal jigéen ndax jigéen bis buñ ko méttalee rek gox bi suuxe ndax jigéen moo yor développement te jigéen bu àndul ak jàmm àndul ak sago àndul ak xel mu dal. benn mbootaayu avocat nekk fii ci Sénégal jamono ji ñoom ci li ñuy dox mooy jigéen ñi ñuy tëj ci kaso bi rawatina ñu nekk ca maison d'arrêt de correction bu Ziguinchor fexe ba seen atte am ci ni mu gën a gaawee ñu moytandiku li ñuy duppee détention préventive maanaam laataa ñu leen di atte ñu leen di tëj lu yàgg a yàgg ci kaso bi ñoom nag bi mooy ñaareel bi yoon ñuy dem ca diwaanu Ziguinchor ngir waxtaanee lu ni mel dañ ciy déglu ka leen jiite Adama Fall lay wuyoo ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. lu ñuy wax benn tournée juridique li tax a jóg tournée juridique bi mooy naka la ñuy jàppalee jigéen ñi nga xam ne dañu am ay tolof-tolof ak yoon ba seen nekkaay ci kaso bi woyof ba diir bi ñuy xaar ñu àtte leen ñu mën ko gàttal ci loolu la ñuy dem gisee ak ñoom ci kaso bi waxtaan ak ñoom xool fu seen dossier yi toll xool nan la ñu mën a def ci
wàllu mbind ak wàllu laaj ba ñu àtte leen àtte bu gaaw wala ñu bàyyi leen bu fekkee war nañ leen mën a bàyyi. tey également ci audience bi layal leen gratuitement ba nga xam ne liñ leen di topp xëy na daan yi dina woyof wala daan yi teggeeku ci ñoom et également dem maison d'arrêt ba jàppale leen ci ay wàllu ndimbal lu mel ni li ñuy jëfandikoo loolu lépp li ko tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañu jàpp ne jigéen place am du kaso et ay la yow nag bu loolu amee ñun li ñu war mooy dem jàppale ko ba xëj na mu woyof ci kawam donc loolu moo ñu tax. ku amoon jafe-jafe ak yoon di Ardo Gningue ab activiste la aljuma bi weesu lañ ko teg loxo ca Tiwaawan doon ko toppee moom di woote yee fitna ci réew mi moom nag bàyyi nañ ko mu ñibbi dafa ne woon nañu dem manifester ca buntu palais de la République taxoon ñu jàpp ko waaye jamono ji bàyyi nañ ko toppeetuñu ko dara mu dem ñibbi këram. bile ponk ñu ngi ko doon wax sànq ci ndorteelu xibaar yi muy pon ak njeexital yi mi am ci wàllum wér-gi-yaram listab di ligue bi ñu dénk mu xeex ko fii ci Sénégal ñoom nag li ñu bëgg jamono ji mooy loi bi ñu fi voté woon ci 2014 mu ñeel pon boobule ñu mën koo doxal rawatina nag décret d'application bi leneen lu ñu bëgg it mooy ñu def ay textes yoo xamante ni képp ku bëgg a jaay cigarette wala pon leneen lu ko xeetoo mu ñu teg ko ci anam yu leer naññ ñoom nag ñu ne seen xeex boobule dinañ ci dem sàkku ji ndimbalu kilifa diina yi nekk fii ci Sénégal Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye teewee nañu seen ndaje bi sànq ci suba. bëriwul ci boutique yi ngay dem ci biir réew mi table ak yenn kiosque rek te fekk ko fa li nga xam ne mooy cigarette moo ne del am na ay mesures yoo xam ne nguuru Sénégal jëloon na ko boobaak léegi ngir tere li ni mel mu mel ni nag loolu moom amaguñ ci résultat. lan moo ko teree ñu jàll xamuñu ay question nag la ñuy laaj est-ce que dafa am ñu koy bloqué est-ce que dafa am ñu ne ci ginnaaw est-ce que dafa am ñu làkku bañ xeex mi bañ a sori ak yu demee noonu en tant que société civile dañ leen di interpeller pour xamal leen ni vraiment il est temps que décret boobu jàll pour que ñu mën a continuer xeex bi. listab di kuréel ba nga xam ne rek mooy xeex lépp lu aju ci wàllu pon ak li ciy bàyyeekoo boobaak léegi nag ñu sumb xeex bi ñu gisuñ ci nag résultat bi tax na rek ñu ne jot na ñu dugal ci ñeneen ñoo xam ne mën nañ leen déglu ci réew mi. muy kilifa diine yi mooy li leader d'opinion ak yu demee noonu mais ñu dellu waxat leen ne leen wax dëgg yàlla xeex bi ngeen doon jàppale de boobu ba tey gis nañ ni fan yi am na ay jafe-jafe yi mooy lan dafa am ay texte yi dafa am texte bu dugg bi nga xamante ni moom moo war a organiser njaayum cigarette bi texte boobu ñu ngi ko bloqué xamuñu lan moo ko bloqué ñu bëggoon ngeen wax ak président de la république. Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac ñu gën leen xam ci listab mu ngi sàkku ci kilifa yi rek ñu saxoo li nga xam ne moom lañ xaatimoon boobaak léegi bu ko defee tamit ñu mën a sumb yeneen xeex. ñuy wax ay chicha yu demee noonu mais tant que organiser wuñ ko mënuñoo xeex yu mel noonu donc décret bi moom moo ñu mën a dimbali donc état nag moom mooy tànn entre protéger ces populations ak aussi jël ay intérêt muy intérêt yi nga xamante ni mooy yi ñuy am ci industrie yu tabac. nees def ñu fexe ba décret bi rek ñu mën ko wote bu ko defee ñu mën a wéyal xeex bi waa listab nag ñoom nee nañ dinañ gën a yëngu plaidoyer bi ñu sumb dinañ def kem kattan ngir matuwaay ñu jëloon ngir mën a saxoo loi 2014 bi ñu mën ko jëfe fii ci réew mi. jërëjëf Ibou Diouf beneen loi bu ñu fi taxawal ci atum 2015 muy lépp luy sachet plastique maanaam mbuus yenn yi sax nag ñu ne dañ ko fiy tere waaye loolee tamit lajj lañ ci nemmeeku mu di ay kàddu yu tukkee ci jëwrin bi ñu dénk environnement Abdou Karim Sall mu cay dolli ni dafa am lu bëree bëri lu manqué ci loi boobule waaye am na bu bees buy génn ci 2020 te boobee dinañ ca jooyanti lu bëree bëri dem sax ba teg ay daan yu diis alamaan wala tëj ràpp ci kaso bi képp ku jéggi lu ni mel ab benn comité régional de développement lañ ci amal ca diwaanu Kaolack Ibrahima Diame Fally Gaye. loi bi ñu fi tëraloon ci atum 2015 pour xeex lépp lu jëm ci sachet plastique faible micronage daanaka jurul dara bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji yore wàllu environnement dafa bëri ay insuffisance ak ay limites. La réalité c'est que on constate que objectif bi nguur gi amoon mooy jëlee fii plastique objectif boobu atteindre uñ ko. looloo waral son excellence le président de la république jox ñu ndigal pour ñu fexe ba taxawal beneen loi parce que loi boobu dafay tenir compte insuffisance yi nga xam ne ancienne loi bi amoon na ko non seulement ci wàllu périmètre d'interdiction bi xam ngeen ni loi boobu benn xeetu mbuus rek la doon tere
alors que tey li pollué weesu na benn xeetu mbuus loolu waral ñu indi coppite indi beneen loi c'est la loi 2020-04 du 8 janvier 2020. loi bu bees bi nag tax ñu amal CRD bi de ngir mën koo xamle gën a sensibiliser askan bi loi bi nag dafa am ay daan yu diis yu mu àndal yu mel ni amende ba tëjum kaso xëj na ci jëriñ ji jàpp ne nag ak loi bu bees bi li woon dana woon ni lépp ay changé. parce que la loi reste la loi bu ñu sañoon du ñu egg ci ay sanctions ñëpp dégg ñëpp am même dégg-dégg ñëpp bàyyi li nga xam ne moom la yoon tere. waaye bu jaree ñu egg ci ay sanctions incha allah dinañ ci egg sanctions yi mu ngi bàyyeekoo ci laal poche ba jël nit làq ko jant bi. bu ñu sukkandikoo ci chiffre yi ministère de l'environnement joxe nag fii ci Sénégal daañu produire lu mat 200 junni tonnes déchets plastiques at bu jot fii ci Sénégal diwaanu Ndakaaru nag moo jël ndam li ndax bés bu yàlla sàkk lu mat junni ak juróomi téeméeri tonnes lay produire. ñu dem ci beneen région muy Thiès rawatina département bu Tivaouane foofee nag service d'hygiène ba teg na loxo lu toll ci juróom-benni tonnes ci ay produits yoo xam ne baaxul te ñu tegoon ko ci marché bi bokk na ci it ay garab. yu jóge ñu ne ci contrefaçon waaye service d'hygiène wax na ci beneen ponk muy seetal bi foofee ca diwaan bu sell ba di Tivaouane reportage Cheikh Anta Diop Seylatia. d'hygiène bu Tivaouane jamono yi jóg nañu nag ngir xeex commerçant yi nga xamante ni dañuy jaay ay ñam yu bon yoo xamante ni kenn waru koo jëfandikoo ak ay garab yoo xam ne dañ koy nemmeeku ci marché bi daanaka ay tonni garab ak ay ñam yu bonde la ñu jàpp fii ci Tivaouane chef brigade régional bu hygiène bu Thiès dikkoon nag doon saytu mbir mi bëgg lool ci liggéey bi nga xamante ne ay agents def nañu ko. Tivaouane dafa am solo encore parce que si at bi am na ay maanaam produit yoo xam ne génne nañ leen ci bërëbu jaaykat ko loolu buñ koy xayma sax mën na juróom-benn tonne te si wàllum xaalis dem na ba 3 millions. am na ay médicaments li ñuy wax anti-inflammatoires yi lu ko dalee ay paracétamol wala ay indométacine mu antibiotique aussi mais aussi am na yeneen produits yoo xam ni dañ koy jëfandikoo pour gën a yokk kattan donc loolu bu dama ñëwoon aussi pour delloo li ñu kon ci liggéey boobu ñu def. ab campagne it yeesal nañu ko ci Tivaouane ngir nag fekk si njiitu réew mi ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ngir cet am ci dëkk bi duñ fa gis benn mbalit loolee nag waa service d'hygiène nee na ñi ngi ci te it ñi ngi dugg ci kër yi di waxtaan ak askan wi ngir ñu jël seen matukaay ngir ñu mën a xeex yenn feebar. Tivaouane moo ëmb maanaam Pire moo ëmb Ndiassane ak Tivaouane moom si boppam parce que fépp fu nit dajaloo rek di nga gis que peut-être am na ay risques yoo xam ni yenn xeetu feebar mun na jóge foofu. chef brigade régional d'hygiène bu Thiès nag nee na kontaan na lool ci liggéey bi nga xamante ne waa service d'hygiène bu Tivaouane def nañu ko daanaka nee nañ duñu noppi nag di ko wéyal ci Tivaouane ndaxte dëkkab diine la te ay junniy nit de ñoo fiy teew ci ay ziyaare. ñiy liggéey ci autorail yi ñu di cheminot fan yii yëpp nag ñu ngi yëglu beneen ponk bu ñuy waajal muy doxub ñaxtu bàyyeekoo Thiès wutali ju ñu ne palais de la République kii di Mame Mbaye Tounkara moom mi jiite intersyndical bi ëmb liggéeykatu Dakar Bamako ferroviaire moom moo ko xamle ca Tambacounda bu ñuy amal foofule benn tournée ngir waxtaan ak liggéeykat yi foofule ak ci yan anam la ñu mën a def ba dooraat chemin de fer maanaam autorail doxaat fii ci réew mi ana mu daan amee ci ay jamono Mame Mbaye Tounkara ci micro Moussa Oumar Gueye. administrateur général de Dakar Bamako ferroviaire bi mu fiy doog a ñëw fekk fi dara activité yëpp taxaw état yi jox ko plan de sauvegarde d'urgence ne danañ ko jox ku nekk 10 milliards boobu ba léegi kenn jox ko 10 milliards moom moo mujj dem uti ay partenaire am pont de Médina Zamzam bi moom moo ko defar ak ay partenaire am ut ay oto yu bees tàq dem Johannesburg ànd ak le secrétaire au réseau ferroviaire ut fa ay locomotive yu war a ñëw pour reprendre activité yi waaw léegi ñun mënuñu nekk ci phase 1 wu plan de sauvegarde d'urgence bi ba commencé dem ñu bëgg ñu arrêté waat nañu reprenez à zéro et cette fois-ci cette reprise à zéro dafa sax encore une compte jaxase xel yi parce que mooy léegi dañuy tas kër gi ñenn ci ñeen ñu yóbbu leen fii ñenn ñu yóbbu leen fële loolu jaxase ñu. une entreprise de plus de 600 agents ak li mu yor ci ay gares ak les ateliers centraux gérer le périmètre ferroviaire boo ko xoolee Dakar ba fii tey ñu bëgg a xëy suba teel ne dañ koy tas duñ ko nangu. loolu moo waraloon ñu ñëw seet ci personnel bi mobiliser leen pour ñu xaar ñu nag parce que ñu ngi leen di xaar dootul yàgg danañ joxe dig daje biir Thiès pour dox dem palais xamal président de la République ne ko dañoo doyal ci taxaw bi. fii président de la République moo sut ñëpp kàddoom bu xasee ba jëpp képp kuy Sénégalais ci nga war a tënku. kon mënuñu comprendre président de la République génn wax ba dalal suñuy xel
ba ne day génne ay moyens le directeur général de l'ANCF taxaw ne léegi moom loolu amatul leneen la ñuy def. ñeneen ñu am lu ñuy ñaxtu bijoutier yi nekk fii ci Sénégal ñoom nag dañoo dem ba Porokhane fekk ji fa xalif bu tedd bi di Serigne Mountakha Mbacké Bachir ngir ñaxtu ñu ne lépp luy jógee ci or fii ci réew mi daanaka ñoom amuñu ca dara te loolee du yoon. Ibrahima Niang moom moo yore seenub kaddu ay kaddoom ci boppam Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñoo ko taataan. li tax mu daal mooy ñun dañoo tëju ci nekk di wax li ñu war a wax sëñ bi ñu ñëwee sëñ bi xam lépp wax ko Ablaye Mbaye Speex wax na ko sànq nee na mbaadu tëgg yëpp dafa ñuul kukk fi mu ne nii ñu bëgg nag mu xonk cur li tax ñu koy wax lenn rek la ñun dañ ay sénégalais dëkk ci réew mi di liggéey ci réew mi di fi daanee suñu doole yi nekk ay bijoutier muy suñu liggéey bu ñu demee nag bay wax ay autant de tonnes yoo xam ne dafay génn fii ci Sénégal di dem à l'étranger te amul benn bijoutier boo xamee ni mën nga ni mun naa ci bénéficier pour am ci lu ma liggéey loolu metti na loolu bokk na ci li tax ñi ñëw fii lañ koy jooyee te bi ñu ñëwee jàkkaarloog sëñ bi di ko wax moom da ko xam da waxuñu lu dul li ngeen bëgg xam naa ko te dina saafara kon suñu xel dal na mais nag également ñuy woo autorité yëpp di lancer message boo xam bëgg nañ ñu dégg ko ndax ñi ñëpp sama ginnaaw ñu tuuti lañ ci ñun ñi ñu doon ci réew mi donc kon bu ñu demee bay exploiter or bu bari suñu réew te mënuñ cee am loolu lu ñu war a wax la parce que tamit dañ ci am wàll. ñu woy ci xibaar yi ba léegi at wu jot 1er mai centrale syndicale yi baaxaw nañu di jël ay cahier de doléance di ko jébbal njiitu réew mi lu aju ci atum 2019 nag tey waxtaanee nañ ko ci diggante ministère bi ñu dénk wàllum xëy mi syndicat yi njaatige yi ak institution prévoyance sociale lu ci mel ni IPRES ak caisse sécurité sociale ci waxtaan woowule wax nañu ci li ñu jot a def ba noppi ci ay jéego ak la ca des jëwriñ bañ ko dénk Samba Sy wàllum liggéey bi nangu na sax ni état bu Sénégal bëri na lu muy bëgg di def waaye dafa amul jumtukaay wala bokk sax na koppar ga cay topp lu ci mel ni lépp lu syndicaliste yi bëgg ñu defaral leen ko. Samba Sy ministre du travail ci micro Ibou Diouf ak Pape Sangone Mbaye. moom doomu aadama ànd na ak seexi ay jéego jëm ci kanam ak laaj yu bees boo ma nee lan moo des lu ñu defandi mooy ne boo ma joxoon tey lu du tee tam bu ma ko téye sama loxo sama mébét mooy ne na gën a yokk. li des donc mooy xanaa liggéeykat yi ak njaatige yi ak gouvernement ñu continuer di toog rek di diisoo di waxtaan di xam di xëccandoo di dóorandoo di seet lan la jamono ji laaj ak yan jumtukaay lañ yor pour ñu defandoo li gën. am na yeneen yoo xam ne tam def nañ ko est-ce que yëpp nag motandi na liggéeykat yi dañu ne am na yu des naam waaye nag nekk na lu diis loo xam ne dafa laaj ay jumtukaay yu tar ba xam ne yombewul noonu mais waxtaan wi ak diisoo mu ngi continuer pour suñu réew mën a nekk si réew yi nga xam ne li ñuy laaj. tey jamono maanaam exiger ko dina ci mën a wuyu bu baax a baax. évêque bu Thiès ak jafe-jafe yi waa kaw ga di dund yenn saa yi ci wàllum dundin wala lu ni mel moom mu ne état bu Sénégal nag faaw mu dimbali leen bu baax a baax ñi nga xam ne it seen i yoxo jotul seen ginnaaw moom Monseigneur André Gueye mi ngi leen di woo ñu dimbalante bu baax a baax ay kàddu yu mu yëkkati ca bés bi ñu jagleel waa kaw ga ca Batal nekk ca département bu Bombay Monseigneur André Gueye di évêque bu Thiès ci micro Babacar Diouf. ci Fatick nag commune bu Toubacouta moom moo dalal atelier lancement projet bi ñuy woowee gouvernance migration et développement projet boobu nag état du Sénégal ñoo ko tëgg ànd ci ak Union européenne li ko wundu rek moo di xeex di tukki bu teguwul ci yoon ci loolu nag ñu ne daañu tabax ci région yépp ay bureau d'accueil et d'orientation et de suivi ñu leen di woowee BAOS ay bërëb yoo xam ne dañ fay déglu ndaw ñi la jox leen nag ay information sunu ootee bu njëkk mooy nit ñi ci gox yi itam mën a jàppalante ci seen biir ndege am na ñi te ne seen morom ci gox yi ci dëkk yi bu ñu passé niveau boobu église bi itam am na ci wàll moo tax ñu am Caritas nekkul ne aide extérieure la waaye dañoo ne chrétiens yi nañu cotiser ci sunu cotisation ñu xool ñi gën a néewle ñi gën a soxla ñoo jox leen ko
ak niveau itam gouvernement ndege gouvernement mooy dogal te mooy toppatoo askan wi loolu defe naa umpul gouvernement bi te maa ngi am dégg ne am na lu bare li ñu ci programmé loolu lu baax la ndege population itam ci gouvernement la yaakaar te teewaayu autorité yi itam wane na loolu kon yaakaar naa ne gouvernement bi dina taxaw ministère concerné yi dinañ taxaw ndax wàllu si population yi nga xam ne vraiment bu continuer nii du baax ci ñoom. xalaatu église bi utewul ak xalaatu gëmkat yi diine yi ñu ngi ciy wax chef religieux musulman yi ñu ngi ciy wax sunu kàddu benn la na nit ñi dellu ci yàlla ndege yàlla bëggul nit boobu moromam. lu ñuy nekk di xeex ci réew mi jamono ji muy ndaw ñi bañ a jël gaalu looco yi di wutali ji Europe di fa ñàkk seen bakken tax na ba ñu taxawal ay bureau d'accueil et d'orientation et de suivi ñu duppee ko BAOS dinañ ko teg ci lu yàggul dara ci fukk ak ñeenti région yi nekk fii ci Sénégal mi ngi aju ci projet gouvernance migration et développement bi état bu Sénégal taxawal lëkkaloo ci ak Union européenne projet bi lancé nañ ko fële ca Fatick ci benn atelier lañ ca mooy ñu jàppale ndaw ñi ci bu baax a baax wax leen li leen mën a fekk ci buñ jëlee gaal yooyu le ak tamit li ñuy duppee toog fii ci réew mi am fi liggéey mën a tekki Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ñoo ñu toogal ca région bu Fatick. ci Fatick nag commune bu Toubacouta moom moo dalal atelier lancement projet bi ñuy woowee gouvernance migration et développement projet boobu nag état du Sénégal ñoo ko tëgg ànd ci ak Union européenne li ko wundu rek moo di xeex di tukki bu teguwul ci yoon ci loolu nag ñu ne daañu tabax ci région yépp ay bureau d'accueil et d'orientation et de suivi ñu leen di woowee BAOS ay bërëb yoo xam ne dañ fay déglu ndaw ñi la jox leen nag ay information yu dëggu ci lu jëm ci wàllu migration. mu nekk projet bu am solo parce que nag 9 millions d'euros la dañu bëgg a mettre dans chaque ARD mooy 14 ARD yi bu Sénégal am benn bureau boo xam ne day xel di orienter di xelal xale yi di leen suivre mais en même temps di leen jox information sur la migration mais il faut aussi collectivités territoriales yi ñu xam ne kenn demul ñu des. bureau yooyee nag ñu ni bokk na ci seen liggéey jàppale ndaw ñi ba ñu am ci financement yi ba mën a tëggal seen bopp ay projet président def na ay dispositifs financement yu am solo donc loolu yëpp nag ñu mën a bëgg a toog waxtaan ak acteurs yooyu dem fekk leen fi ñu dëkk déglu leen bu baax a baax xool lan lañ mën a def pour au moins ñu mën a toog ci réew mi tekki ci réew mi loolu la njiitu réew mi buy président de la République moom la santaane te mu ngi def kéemtalaay katam nag à travers ces dispositifs pertinents yoo xam ne mettre nañ ko en place pour ñu mën a financer xale yi moo tax structures yi ma tudd léegi war a dimbale xale yooyu pour ñu mën a nas ay projets yoo xam ne ay projets yu baax lañ ay projets yu viables lañ suñu ambition mooy limiter drastiquement la problématique bu ñu naan Barça wala Barsaq. autorité administrative yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkee ci région yu Sénégal yëpp ñu ni nag dañuy sàkku ci ñoom ñu taxawal ay kuréel yoo xam ni dañ fay waxtaan di fa soltantey xalaat ci wàllu immigration loolee nag buñ sukkandikoo ci Moïse Sarr moo mën a tax ñu réussir tukki boo xam ne ndaw ñi dañ koy teg ci yoon. ñu dellu si fii ci Ndakaaru ak plan directeur d'urbanisme fii dénk nañ ko ay experts internationaux ñu ci seen xam-xam màcc programme boobule lañ ca bëgg mooy xool ci yan anam la ñuy dëkkee ci yan anam la ñuy tabaxee fii ci Ndakaaru ak li ko wër Sénégal ci projet boobule Japon moom moo ko ci gunge rawatina ci jumtukaay yi dañ ciy déglu ministre de l'urbanisme de l'hygiène publique et du logement Abdou Karim Fofana ci micro Mouhamed Samb ak Pape Sangone Mbaye boo xam ne dañ ko war a def ba xam suuf su ne fan la war a ne ak xeetu activité bu ne fan lañ ko war a yóbbu daral yi fan lañ leen war a yóbbu jàngalekaay yi fan lañ leen war a yóbbu plan directeur d'urbanisme bi nag moom mooy gannaaw li nga xam ne moom la ñuy wax plan national d'aménagement du territoire beneen échelle bi nga xam ne moo ne ci suuf mooy plan directeur d'urbanisme région bi naka lañ koy organiser usines yi fan la ñu war a ne stades yi fan la ñu war a ne dëkkuwaay yi fan la ñu war a ne loolu nag lañ doon def ak coopération japonaise ñoom ñu taxawuñu ci andil ñu 30 experts internationaux ñu xool ko di ay borom xam-xam ànd ak suñuy équipe ci ministère bi liggéey ci fukki weer ak juróom-ñett ba tey ñu génnee ko nag war ko partager. léegi nag étude bi mooy mën a wax Dakar ci fii ak 2035 lan la mën a jël ci nit ndax dañu war a ubbeeku dugg ba Thiès gis ngeen ko programme 100 000 logements projet bi ci njëkk
Notto Diobass la nekk te pourtant Notto Diobass boo ko toppee ci autoroute da ngay mel ni rek kuy dem fii ak VDN ndax soreetul léegi ndax infrastructure yooyu plan bi mooy tax nag ñu xam tamit fan la ñu war a def suba ay tali. ci dem beeg dikk bi bus AFTU di association financement des professionnels du transport urbain ñu gën leen a xam ci bus Tata fii ci Sénégal ñoom daanaka nag def nañu taxaw seetlu ci seenub yëngu-yëngu ci week-end bi la weesu ñu ne ci atum 2019 am na ñetti téeméer juróom-benn fukki million ci ay doomi aadama yu ñu yóbbu ñoom mu di nag ab taxaw seetlu ñu xool ñoom seenub liggéey naka la demee ginnaaw fukki at ak juróom ñu ngi fii ci réew mi yenn ci receveur wala sax ñi koy dawal bañ leen laajee ñoom li ñuy jàmbat mooy anam yi ñuy liggéeyee ña ca des di ña koy jëfandikoo ñu ne daanaka seenub jàmbat bariwul ci loolu les reportage Fatima Touré Modou Diop. gannaaw fukki at ak juróom ba ñu nekkee ci circulation bi maanaam dem beeg dikk bi ñu daal di rek def li nga xam ni moo di bilan bi ci atum 2019 rek bus Tata yi yóbbu nañu ci lu ëpp ci ñetti téeméeri millions yi ci ay nit waaye nag ñi fay liggéeyee ba tey di xamale ni ñoom ñu ngi dund ay jafe-jafe ki nga xam ni régulateur la fa moom nag daal na rek wax problème yi nga xam ni moom lañ fay dund. ay responsable lañu pratiquement les salaires ne bougent pas. te wax dëgg yàlla ñi démarré projet bi ba mu agsi fi mu nekk en 15 ans waroon nañu mën a gis suñu bopp ci projet bi quoi comme il se doit. amuloo congé parce que normalement waroon nañu mën di am ay congé annuel on n'a pas non plus de contrat. même yuuxu moo nekk rek ci chauffeur yi waaye tamit ci receveur yi ñoom nag di ñaawlu bu baax anam bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee. mais ñun ñu xëy heure wàcc heure instant ñun suñ bokkee ci dernier ci premier carré nii dañuy jóg 4 heures pour mën a jël suñ tour waaw instant yi man 3e laa yóbbu nii su ma demee damay ñëw pour yóbbu sama 4 heures 21 heures damay fekk ci àll bi wala 22 heures amuñu ay contrat amuñu ay virement de salaire xam nga instant yi ñun suñuy jëlee retraite dañuy torox suñu demee ba màgget nii duñu amat benn njëriñ. bu weesoo agent yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci AFTU client yi ñoom jàpp nañ ni service bi baax na waaye nag war nañ koo gën a mën a améliorer. yombal nañ dem dikk bi bu baax a baax a baax man ren rek laa leen di blâmer mooy surcharge bi. waaw satisfaire na moom parce que bu doon ñoom tam dina metti torop ndax ñu ngi siy jàpp bu baax bus bu ñu mënoon di yemale dina baax heure bi tamit ñu di ko gën a xoolaat di teel di dem tamit dina baax pour ñuy bañ di tardé. seen anam bu ñuy liggéeyee doon li nga xam ne ñu ngi koy ñaxtu saa su nekk ñoom ñi nga xam ne nag ñoo nekk AFTU ñu liggéey 15 ans ci structure boobee lu ñu bëgg rek mooy ñu gën leen jox gëdd client yi ñoom dañoo jàpp ni rek dem beeg dikk bi nga xam ni Tata yi ñu ngi koy amal doon na li nga xam ne lu baax la ci ñoom. jërëjëf Fatima Touré xibaar yi bokk na ci jàngoro bi lëmbee àdduna muy coronavirus kii jiite benn hôpital bu Wuhan ca boppam sax nag moom faatu na ginnaaw ba mu amee jàngoro Covid 19 boobule moom Lin Ziming moom tey jile la faatu ginnaaw ba mu làkkee juróom fukki at ak benn hôpitalam di hôpital Wushang nekk foofee ca Wuhan bokk na ci ñi ñu njëkk tànn ngir yóbbu fa ñi am jàngoro bi ñu mën leen faj kilifa yu Chine ñoom li ñu wax nag mooy ci fukk ak benn fan ci weeru février bi ñu génn kon semaine bale weesu ñu ne ñoom wàññu nañu lu toll ci junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay fajkat yoo xam ne am nañu jàngoro bi juróom benn ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken booy xool ci bilan global bi foofee ca Chine am na junni juróom ñeenti téeméeri doomi aadama yu faatu ginnaaw Covid 19 boobule di coronavirus bi lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñetti junni nit ñoom ñoo am jàngoro boobule. ñu dem ci tàggat yaram football rawatina équipe nationale ñi amagul ñaar fukki at ñoom ñu nga ca Arabie Saoudite ñu fas yéene bokk ci coupe arabe dañ leen faa invité ñoom seenu match bu njëkk tey ji lay doon seen digg ak Émirats arabes unis ñoom gaynde yu ndaw yooyu lay lii di compétition bi di am tey jàpp juróomi fan ci weeru mars waaye jàpp leen ni seen sélectionneur du ca teew muy Youssouf Dabo ndax moom mooy entraîné tamit Teungueth FC moom ginnaaw match bi doxoon ci clubam boobule ak ñaari tali moom Youssouf Dabo mi ngi dellu si waat ci jamono ji lan moo nekk ay yitte dañ koy déglu ci micro Cheikh Sadibou Diarra ak Diafara Ba. U17 amoon na fi situation bu mel noonu où entraîneur bi waroon na dem tournoi Maroc demul parce que moment boobu clubam dafa nekkoon ci benn yoon
donc liggéey la boo xamante ni ku si nekk da ngay jéem a comprendre sa morom ëllëg bu compétition amee ba nga xamante ni sama présence dafa indispensable damay dem ça y a pas de problème et tey le fait que ma absenté sax mun nañu dem ba biir compétition situation boobu am c'est-à-dire ma bañ a absenté mais ñu suspendre ma et dafay baax aussi ci ki nga xam moom moo fa nekk tey muy Issa des fois muy retrouver wu dans la peau du numéro 1 parce que def na ko Algérie ça s'est très bien passé et tey aussi def na ko donc un staff c'est un ensemble amul kenn koo xamante ni tey ji war na manqué warul indispensable. ñu changé discipline wax ci basketball ak Boniface Ndong niñ ko jëlee léegi mu nekk sélectionneur équipe nationale ci góor ñi wàllum basketball ni ki Aliou Cissé niñ ko tegee ci boppu footballeur yi ñu bëri nag jàpp nañu ni liggéey bu rëy moom moo ko fay xaar waaye ñi yëngatu ci wàllum basket fii ci Sénégal jàpp nañu ni Boniface Ndong dina génn ci loolu lee leeralu Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba. Boniface Ndong di ci yor gaynde yu basket yu Sénégal. tabb nañ ko ci équipe nationale te mësul jiite benn club loolu nag terewul yaakaar gi bëri ci moom. bu ñu xoolee dans le passé à chaque fois que mu ñëwoon équipe nationale du Sénégal day mouiller le maillot donc c'est un véritable patriote may ko confiance je pense que lu baax la dañ ko pressentiroon au début comme adjoint dina am occasion wone li nga xamante ne moom la accumulé comme expérience ci année yi mujj yi. Boniface opportunité la pour ñun quoi parce que c'est un produit du Sénégal un produit du terroir bu dem bitim réew wane fa ay jaloore war fa lu mu mën en tant que joueur après en tant qu'entraîneur en Espagne à Malaga nekk assistant à Denver ci championnat yi gën a kawe donc Boniface am na capacité manager yoo xam ne ak technico-tactique pour mën a gérer sur équipe nationale dafa doon entraîneur boo xam ne dafa méticuleux il est méticuleux il est très pointu xam li mu bëgg te vraiment comme li ñuy wax ci wolof rek ku dem nañ laa pousse donc Boniface laajul lu opportunité de travail et je pense que c'est une bonne chose que ñun jox ko liggéey pour mu wane lu mu mën en tout cas man am naa confiance bu bëri ci moom et il faut que Boniface ñu may ko temps d'ici après parce que 2021 mu asseoir li mu bëgg def waaw équipe nationale yombul mais je pense que am nañu yaakaar. jaar-jaar bu rafet teg si taxul mu yàgg lool bi mu def tax na njort rafet si nekkam si biir équipe nationale bi. nit la tamit boo xamante ni rien que ñun mu nekkoon sax si banc wu Sénégal rek joueurs yu bëri rafetlu woon nañ ko ndaxte ñu bëri royukaay lañ ko def laata mu doon devenir nekk sax ñi nga xamante ni moom moo di coach titulaire bi je pense que léegi ñu ni moom nañu tabb comme coach titulaire muy jiite sélection bi di jiite gaynde yu góor ñi yaakaar naa ni loolu dina doon bénéfice ci Sénégal certes. falum capitaine équipe nationale basketball ba woon. dafay fàttali bu Aliou Cissé ci wàllum football bi di am yaakaar rek mu raw ko ci ay jaloore. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra lan la yëglekaay yi xëyee tey jile Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu ko yëral. jërë ngeen jëf lu te xam dafa yàggul la wala fax journal Libération xëy na dañuy wax ne léegi tey ñu xam kan wala ñan ñoo faatoon ca Fass kawoon ga ca Kaolack doomu Amérique bii di Mohamed Cissé ubbil yéenekaay bi ñaar ñuy ci tegagum loxo jàpp ne seen loxo génn ci kenn ci enquête bu dugal na ko ba mu dugg génne ko ci faatug Mohamed Cissé du yomb ne journal bi mi ngi ñuy xamal ne bi ko enquêteurs yi jàppee dañu ko yóbbu këram ba ñu yeggee këram gis fa benn yére bu taq deret bi ñu ko laajee fu deret ji jóge li mu leen tontu mooy benn mala bu ma rayoon deret ja moo ma taq Libération nañu waaye ba ñuy defee ay analyse gis nañu ne waa ji waxul dëgg deret ja ci nit la jóge ñu jóge fa ñëw ci l'Observateur ab gëstu bu yaatu la xëy ci l'hôpital yi réew mi ak seeni mbalit la mu ca gis moo di musiba ne bari nay l'hôpital yu nekk fii ci réew mi jigéen juy wasin bu ñu ko réewlee ba nuppi ànd ba moo kit nit ku ñu war a faj ba paj ma soxla ñu dagg ay cëram li ñu seetlu moo di loolee bu ñu ko defee li ñu seetlu ci yeneen l'hôpital yi mooy dañu koy congeler pendant une semaine bu ñu ca noppee gas ko suul googee ñu leen di suul nag l'Observateur gis na ne mën naa jur lu nekk deretu malade yi mën naa contaminer nappe phréatique bi ci seen gëstu bi ñoom waa l'Observateur ci la ñu xamee ne lii d'hospitalisation bu nekk 0,2 déchets dangereux mu di mbalit mu ànd ak tookee dana ci génnee bés bu nekk ci bésub tey bi grand place ci APS agence presse Sénégal fa la xëy ak li mu tuddee jëfi manquant ju fa am coowal détournement dig jalgati moo lëmbee kër ga jamono ji ne 65 millions yu joxoon kër gi di APS ngir doon ko jàppale ci campagne électorale bi xaalis boobee moo réer mërë ca taabali directeur ba Thierno Birahim Fall grand place di laaj xaalisu campagne boobee ana ko sàcc ana fan la jaar Thierno Birahim Fall directeur général bu APS grand place mi ngi ñuy xamal ne am na ñetti plainte yu tege ci kawam
lu jëm ci defante bi mu nekkee ak agent ya ci agence presse Sénégal yéenekaay bi ne nañu waa SYNPICS naru ñoo toog di ko seetaan taxaw nañu takku ba dëgër ngir jàppale seen secrétaire général bi di Bamba Kassé mi directeur général bu APS suspendre moom Bamba Kassé secrétaire général bu SYNPICS di ñu wax ci xët mu njëkku la Sénégal ne directeur général bu APS ak li mu nekkee ca kër ga te ba léegi dara fekk ko ci dafa mel ne dafa am kilifa gu nekk ci ginnaawam di ko protéger l'observateur nañu waa SYNPICS taxaw nañu temm ci defanteeg Thierno Birahim Fall directeur général bu APS yaay Fatou Mbaye Diagne ma ne woon chef service commercial Thierno Birahim Fall dàq na ko Fatou Diop Wade ma ne woon chef service administratif ak financier Thierno Birahim Fall dàq na ko Bamba Kassé secrétaire général bu SYNPICS mu suspendre ko sursoi nañu Bamba Kassé porté na ko plainte ndax nee na Thierno Birahim Fall da koo sosal diffamation la koy toppee topp leen ma ci la témoigné ñu seeti doomi Mame Matar Gueye ju jigéen ju ñeen dafa réeroon journal bi nee nañu xale bu jigéen bi réerul woon moo ko waxal boppam ma ngi ko waxee ca police nee na policier yi damaa fen sama baay ndax dafa mën a laaj li xew moo di jouru Saint-Valentin ci ngoon gi ay boori 19h benn faram bu ñu naan Babacar ñu gën koo xam ci wiis moo ko message WhatsApp ne ko nañu daje Yoff ci buntu marathon bi xale bu jigéen bi dem fekki ko ñu ànd dem ci benn auberge bu tudd Hong Kong fa la ñu nekk ba ay 3h du matin ñu xool seen montar gis ne ñibbi wees nañ ñu fanaan bi ma xëyee ci laa dem sama kër benn xarit bu tudd Aram Fall foofee laa toog ba ay 15h foofeet fa laa yégée ne ñoo ngi ma doon wër waa kër ga ñoo ma forcé delloo ma Vox Populi nañu moom xale bu jigéen bi déglu gañ ko doon déglu ca police jeex na buukale nañu audition bi ba doomi Mame Matar Gueye gi dellu na ngéyeen yóbbu woon nañu ko it ci gynécologue ngir mu xool ko résultat yi ñoo ngi koy xaar tey ji journal Record nee nañu ñi bëgg football dinañu dund ñaari match yu neex te am solo mu tënku ci 8e de finale aller Ligue des Champions Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye moo war a football ak Dortmund Liverpool bu Sadio Mané war a daje ak Atlético Madrid jongante boobee Record jàpp ne dansé la ci Sadio Mané ak i gaayam stade yéene kay nañu ak lu ci mën di xew daal ñaari match yi war a am tey ji ci ngoon match du ko gën a neex ci ay 8e de finale Yaxya Diop Yékini ak CNG bi ndax yegguñu ci point final laaj la buy xëy di sampe ci xët mu njëkk sunu lamb li ko waral moo di moom Yékini dafa bokk ci CNG bi te ñaare réunion yu bari du ca dem ñaareel bayit mooy dafay faral di yëkkati ay kàddu yoo xam ne da cay ŋàññi doxalinu CNG bi sunu lamb bind ne Yékini ak CNG bi ndax awuñu yoonu séddoo ab yóbbal mu ngoog fii la ñuy yem ci xibaaru 13h yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias ak ñëpp ñi jàpp ci liggéey bi ba mu yemb yeneen jotaayu xibaar 19h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.